lan nga ñu mën a wax si moom. xanaa wax li yàlla wax ci alxuraan inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna nit ku baax dem na ku bëgg mbokk ku xamoon boppam comme ni ma yàggat di wax nit day xam boppam am fulla am fayda jaayul benn yoon goram jaayul benn yoon deretam te foog naa jamono ji ñu toll Sénégal soxla na ñuy wane ñu mel nii comme modèle parce que liggéeyal nañ seen réew liggéeyal nañ seen askan fonk nañ seen famille fonk nañ tout court doomi aadama siin gale muy dellu tey yàlla na suuf oyof ci koom yàlla na ko Seydina Muhammad teeru ñu yégal ko ci barzaq yi gën a kowe ki fi jógee monument la wax ci moom dina jafe lu kenn xalaatul ci lu baax moom moo koy xalaat jëfe ko sama goro la sama papa la sama nijaay la sama lépp la ndax sama doom mooy sëy ci askanu Njaayeen mu jàpp ko lool dimbali ko lool àjjuma sama doom fa la yendu ak ay magam ak ay rakam këram la ñu yendu àjjuma xale yi ne dañuy dem mu ne bu ngeen demee te añu leen sama añ bi baalu ma leen ko àdduna ak alaaxira xale yi toog yendu wallahi azim añandoo ak moom àjjuma dimanche ci guddi ñu ne génn na àdduna te sama doom ji nga xamante ne fa lay sëy rakkam moo ko fayal ba mu am bagam topp njàngam jàppale ko soutenir ko dimbali ko bu doon sama sago mu toog ba lekk ci njariñam loolu rek moo may métti wallahi azim Papi Ndiaye doon na koo xamante ne askanu Njaayeen ñàkk nañ ko dul amati loolu sama baat ci kaw maa ko wax wallahi azim di jàpp nag jàpp mbokkam jàpp fameem dimbali doomu aadama Papi Ndiaye loolu mooy liggéeyam mission ba ni mu wàccee liggéey mission la doon dox ci àdduna te ñëpp xam ko dafa dem ba mënatul otoom mënatul a wàcc day gaare sa buntu kër wala nga génn fekk ko ci biir oto parce que dem na ba mënatul dafa dem jusqu'au bout Papi Ndiaye ñu ngi koy ñaanal yàlla fee mu jëm ci siin taraay boobu yàlla na nekk taraay àjjana firdawsi yoo xamante ne bii wallahi azim képp néew bu mu fa fekk yàlla na ko yóbbaale ci àjjanaam boobu ku ko fa fekk ak ku mu fa fekk yàlla na ko yóbbu ci àjjanaam boobu ci barki rabbi samaawaati wal ard ñu ngi koy ñaanal yal na yàlla bay ko mu xippe àjjana firdawsi nit ku baax nit ku dëggu nit ku sincère nit ku dimbale nit ku yore puso di ñaw foo ko fekk lu baax lay dox ci askan bi lu baax lay dox ci njaboot gi lu baax lay dox ci réew mi lu baax lay dox ci ñëpp ku mu xam ak ku mu xamul wallahi azim ñu ngi koy jooy nag jooy boo xamante ne bi du jooyu naqar de xëy na metti na waaye jooy boo xamante ne ñàkk nañ koo xam ne dootuñu ko amati wallahi azim colonel Sidi Bouya day wax dëgg fa yàlla liñ ci mën a wax bari na ñoo ngi koy jaale Sénégal yëpp rawatina mbokku siin di ko jaale yoonu murit yëpp ndax colonel Sidi Bouya suñu mag la woon suñu xarit la woon dem bi mu mujj a dem Touba di ziyaare ji bërëbu sëñ Saliou ak bërëbu sëñ Touba di dem ci sëñ Muntaxa man mii di rakkam maa ko dawalal sama oto ba mu yegg ñu jóge fa jaar jaxaaw bi mu ñëwee jaxaaw it wàccul dafa ñëw rek continuer montre bii ma takk nii ci sama loxo ca yoon booba la ma ko jox ndikete yoo boobu day tàggoo te man mi nga xam ne maay rakkam xaw ma ci dara waaye nag ñu di ko ñaanal fa mu jëm di fekki ay waajuram yàlla na ko fa Sëriñ Tuubaa Mbàkke teeru teg ko ci loxoy Rasulullaahi darajey Mustafa waaye siin ñàkk nañu koo xam ne dafa dox ci mbokk ba toog dafa dox di defar mbokk ba nii muy wuyoo ji suñu borom kon yàlla na ko yàlla xare ca arjanay firdawsiya darajey Mustafa barke Xaadim Rasul. Paul Moussa Faye Guén Nguéniène j'habite Nguéniène. Bon, avec le colonel Sidi Bouya Ndiaye, je ne peux pas tout dire, comme l'a dit comment dire, le représentant de la famille là. Et je n'ai pas assez de mots alors pour parler de Sidi Bouya Ndiaye. Parce que ten carré uxa andoné ka bug cereer. Waaw, ka bug affaire cosaanum. Waaw, c'est tigre du et incarner le vrai séeréer. A jolanga kaga Sidi Bouya Tokor arrête le nami parce que son papa qui était à Njongolor, c'est Njongolor, on l'appelait, avait pris ma grand-mère comme une sœur. Pour armer fait,
Sidi Bouya, on a servi ensemble à l'état-major particulier du président, au temps de M. Abdou Diouf, président de la République du Sénégal. Il était accueillant, un gars correct, simple dans toutes ces choses. En le voyant, peut-être si tu ne le connaissais pas, tu dois dire que ce gars-là, il ne connaissait rien. Oui, et Sidi était cultivé, homme de science. Il connaissait tout. Il maîtrisait son métier de mécanicien. Il était au gaz. Et par la fin, on l'a affecté à l'état-major particulier du Général comme conseiller. Il servait, il était le chef de l'état-major de l'armée de terre là-bas, l'armée de l'air. Parce qu'il y avait beaucoup de divisions. Oui, il y avait la division de l'armée de terre, la division de l'armée de mer et la division de l'armée de terre dont il était le chef. Un chef incontournable, bien accueillant, travailleur, qui aimait ce qu'il était. Sidi Bouya avait le sens d'un parenté. Il aimait ses parents. Un jour, on lui avait un officier à l'état-major qui disait que s'il peut régler tous les problèmes du Sine, il se fatigue. Et c'était normal qu'il le fasse. Il aimait son pays. Il aimait son Sine natal. Et vraiment, je ne peux pas tout dire aujourd'hui. Papa ñoo ngi lay nuyu. ñu ngi leen di fay. ñuy baal fàttali ñu tur bi rek. maa ngi tudd Abdou Karim Ndiaye doon liggéey ci autorité aéroport ba à la traité colonel Sidi Bouya Ndiaye mii fi jóge tey nekkoon na sama kilifa bu mat kilifa mën naa seede ci moom lu bare ndax sama maam bi jur sama yaay xaritam la woon ci foofu laay doore seede bi ñun Waalo lañ dëkk sama maam bi ko xam magam Deni Wula Ndiaye moo ma jëkk seede ci moom mbaaxam ak bëgg mbokkam 25 ans après ma dajeek moom mu nekk sama kilifa ci autorité aéroport ma mën seede ci moom ku mat kilifa la ku nga xam ni mu xamee woon dignité ak fit ak njàmbaar gaynde goo ko tëkkaleel rek mat na ko ni mu mëne woon tam am xam-xam yéeme woon ndax ci ñi jëkk admis concours d'entrée à l'école de l'air en France ci la bokk bari wu ci woon morom ci jamonoom nekk na chef d'état-major armée de l'air bi mu nekkee suñu kilifa nag wan nañu njiit nan lay mel mën naa taxaw xare ngir défendre ay agent am waane nag bu mbaax jotee dina baax ba nga yaakaar ba nga jaaxle sax ni kii xanaa li mu nekk tey ko dama daan gis mu weer jot moom ci boppam mu fayu salaire am man ak sama benn collègue Ibrahima Ndiaye am na seede ñu toog mu jël leen kayit bindal leen ma muy jël salaire bi di ko séddale ñu koy bind di ko séddale bay mu ne moom xanaa jeex na de ñun kaa daana ko jeex na de mu ne waaw nañ leen ko defe noonu ñooñu mu daan dimbale ñi dëkk Jaxaw ñi dëkk Sine ñi dëkk Fatick étudiant bu amul bourse borom kër gu amul dépense feebar màggat ku tële ñëpp la daan dimbale mbokkam nag man seede naa ci moom lim ci attan ak lim ci man bariwu ci nawle digganteem Ndakaaru gi ak Sine daf ko daan def ay ñetti yoon ci semaine bi ndax mbiri mbokk rek man mii daan na ma yebal ni ma demal teewal ma béréb am na ay mbokkam yoo xam ni seeni soxna maa ko ñaan ci ndigalam moo ma yónni man xam naa Sidi Bouya bu baax a baax yónni na ma ba sonn man mii mu nekkoon sama kilifa bi mu fi jógee dafa daan toog bu màggal Tuubaa jotee te ñuy taalibe ñun ñaar yëpp moom moo ma daan dem wutali këyitu laissez-passer jox ma ko te woon du cëram mbaaxam rek la woon xamoon naa ci moom itam li tubaab di wax humilité maanaam mën a woyefal boppam ba nga xam ne bis bu tooñee ak noo mënti toll mën naa sukk sa kanam jéggalu la baalo nga xam ne kooku woyef la ak lu mu mën lu garaatam kawe fu mbokkam nekk du ko xeeb mu rëy mu tuuti mu am mu ñàkk ak loo ko mënti def moom cëram dina ko def ba mat sëkk xamoon naa ci moom itam leneen loo xam ne mën naa ko seede ñu bokk ko maak moom taalibe sëñ Saliou Mbacke la woon bu bëggoon sëñ Saliou daan taal otom di dem régulièrement ci sëñ Saliou bu kooku jóge fi yàlla na yokk leeram te sotti ko yërmandeem waaye moom mii di dem maa ngi sàkku sama borom bu fekkente ni jëf ju baax dëgg la yàlla na yàlla suñu borom dogale ko ak ay jëfam
fay ko bay mu fay ñeneen mu yóbbaale ñeneen ñi ko xeetam yëpp ni mu daan yóbbaale nit ñi fii demoon nañ ba di ko xas naan ndax dafa mën a sonn ci mbokkam bay am syndicaliste yi nga xam ne léegi seen waxtaan dafay xaw a jaxasoo demoon nañ ba di ko bind track di ko sànni di tudde aéroport bi aéroport de Jaxaw ndax ni mu fi daan taxawoo nitu Jaxaw yi ndax bëgg mbokk rek man mbokk rek sañ mbokk rek mu jaral ko lu ne ku ko tooñ kuy mag kuy xale yëpp la ci yemale woon ku baax dem na ku ñu mën seede mbaaxam lool ci fànn gu ne ku ñeme dëgg itam ñeme dëgg ndax dëgg moom yàlla moo ko moom mais moom li mu ci ñeme woon bariwu ci morom te itam kenn feesul woon bëtam lu dul ko nga xam ne yaa ne ci dëgg waaw loolu daal mën naa ko seede ci moom ndax lu ma dund la ak moom. man leen Sidi Bouya mu jaay la ci ñun bu baax dem na nit ku diñ nit ku bëgg mbokk nit ku ñaw tey lii rek wane na man xamoon naa ne nii la mën a demee xam naa ne nag ñàkk nañ ko dootul am ku mel ni moom c'est un homme d'une générosité sans borne un homme humble un homme fédérateur franchement ku mel ni moom dootul. Sidi Bouya nag pour wax ci moom dina xaw a jafe ndax man sama cousin la ndax man surtout Bour Sine Coumba Ndoffène foo mag laa moo jur Biram Mbaru jur Sémou jur ma man may Biram Mbaru Sémou Sidi Bouya nag du ma wax ci wàllu liggéeyam ci wàllu mbokk laay wax dama ne Sine ñetti référence la am bi ci jiitu muy Coumba Ndoffène Ngoro Seexaan ki ci tegu mooy Waagaan Faye ancien directeur de COUD Sidi Bouya ñëw ñetteel leen mu nekk une référence une grande personnalité nit ku baax ku xam li mu doon xam valeur mbokk xam social xam ne mbokk mooy mbokkam moo tax tey boo gisee bësam bi mel ni tey nga xam ne Sidi Bouya am na lu mu liggéey na ko non seulement ci Sénégal mais liggéey na ko tout particulièrement ci Sine bi mu bokk ndax tey fépp foo xam ne mos na faa dem muy école polytechnique muy haute autorité def na fa liggéey bu mucc ayib ba nga xam ne waa Sine gis nañ ci seen bopp bu baax a baax moo tax tey ñun yàlla nag mooy bind jaamam fu ko neexit mu jël ko waaye nag ay jullit lañu dañuy nangu dogalu bi yàlla mais nag xol bi nag moom wax dëgg yàlla xaw naa métti ndax suñu sañoon mu nekk ak ñun ba ci kanam surtout nag rawatina ñun murit gi nga xam ne kuréel gi nga xam ne at bu jot ñun ñooy organiser le 7 juin maanaam témoignage Bour Sine Coumba Ndoffène à Sëñ Touba te moom mu jiite woon ko di ci dox bu rafet di ci dox bu taxawaay bu am solo ci wàllu murit gi kon ñun tey ñun ñàkk nañ nit ku màgg. Colonel Sidi Bouya était un des leurs, c'était un parent, un digne fils d'ici, qui a pu vraiment incarner de nobles caractères, qui était un grand rassembleur aussi. Le Magal de Touba, le Magal aussi envers Sëñ Touba a été une belle illustration. C'est quelqu'un qui rassemblait le Sine autour de l'essentiel. Vraiment, c'est une grande perte pour la communauté sérère, mais aussi pour tout le Sénégal. yàlla lañ jógee fa la ñuy dellu di ñaan yàlla yàq di ñaanal aji dem gi yàlla jéggal ko bàkkaaram teg loxo si njaboot gi fi bàyyi macha allah ci dem suñu nijaay la suñu baay la suñu maam taxawoon nañu côté yi macha allah di ko ci sant waaye li ñu gën a marqué ci moom li marqué ñëpp gis nañ ne ku mën a dox fii la bokk ñuy toog bokk la comme ni ko benn bu ma waxee sànq nii moom dem na fa mënatul mais day dugg oto ñëw ba sa buntu kër fëgg nga génn bu wax ak yow saafonte ak yow génn dem kon kooku ci waar la nekkoon
parce que yàlla suñu borom moo ne ku dog mbokk man dog la mais ku jokk mbokk man ma jokk la kon am nañ kii ci moom am nañ yaakaar ci moom yaakaar nañ fa mu jëm su durus waa murit dëgg la woon jullit dëgg la woon taalibe dëgg la woon macha allah di ñaan sëriñam ba Cheikh Saliou Mbacké teeru ko teral ko te dagal di jaay nay sa di jaal ñëpp di jaal sama famille bu seen mayekoor bi famille kër bisik waaw di leen ko jaal ñëpp di ko jaal jaxaaw mooy ñàkk colonel Sidi Bouya waaw jëmm ju baax la quoi li ñu xam si moom ndax suñu mbokku taalib suñu magu murit la quoi ndax moom de taalibe Serigne Saliou bu mag la ndax man de maa ngi fàttaliku am na siyaar boo xam te ne 2006 lañ ko defoon dem di siyaare Serigne Saliou Mbacké moom moo ñu xalaloon yoon defal ñu ba nga xam ne tabaarkal la gis nañ Serigne bi ba mu fajal ñu suñuy soxla waa nit ku baax nit ku yaatu barki Serigne Touba man de maa ngi fàttaliku benn jour mus na ñëw jaxaaw ñu bokk reer quoi barki Serigne Touba mu woo ma mu ñu toog ñu reer ba suur parce que kéemaan la daal barki Serigne Touba waaw mu doon nit ku baax comme ni ko ñëpp waxee ndax lii boo ko gisee rek mbooloo mi ñëw fii ne rek boo ko gisee rek nga xam ne kii nit ku baax la barki Serigne Touba.